chers téléspectateurs OTV bu ngeen gisee suñu taxawaay fii tey war leen jaaxal lan moo ñu fi indi li nga xam ne ni mooy match bi nga xam ne moo rencontre Mbour Stade de Mbour ak li nga xam ne mooy US Ouakam ñu ñëwoon fii tey spécial pour rek bégal suñu supporter bégal population wakamoise ni ñu ñëwee nag yoon la ndaxte ku ne xam na Ouakam xam Mbour li nga xam ne moo ñu lié. On est une famille dañu ñëw tey ngir gën a rafetal li nga xam ne mooy suñu nekkin ak ñoom suñu dëkkuwaay vraiment ñi suñu ay confrères vraiment ñooñu fi indi tey donc du ma def lu doxantu nànk rek ndax dama fi gis ay kilifa ñu jóge ba Ouakam. jërëjëf maa ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw TV ñu ngi leen gërëm bu baax li leen sant ci taxawaay bi sunu teewaay bi fii tey li ko waral El Hadj Ndiarka Diagne bi moom moo woo ni ma waa Mbour nee nañu ñun ñi nga xamante ni ñoo doon dox seen diggante ak Ouakam ñu ngi yónni benn lettre invitation pour nu def tout pour teewa seen premier match ak Ouakam pour xamal àddina yëpp ni léegi jàmm moom dañuy sax ma ne ko wax dëgg yàlla ku la woo ci jàmm moom da nga koy wuy si ci jàmm loolu moo waral suñu teewaay fii ñaanal leen ndokkal leen remercie Ouakam Mbour ci juboo boobu ak ci ànd boobu ñaan yàlla mu sax ba foofu ñu bokk ndey bokk baay asalaamaaleykum. jërëjëf merci beaucoup Moustapha waaw di ne auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bi ñu yàlla indiwaatee Mbour waaw lii lu sotti la lu sotti rek feeñ dox la woon si situation yi am na ñu ne si suuf dox ko ba mu toll fii ñun dañu feeñ rek. mais du ma si mën a ñàkk cité Moussa Këccu Diagne bu Guissor mooma oo pendant que yéen a ngi tal ay assemblée ñee ngi tal ay renouvellement Ouakam ku nekk tal leneen mais y avait l'essentiel ñu oublier l'essentiel qu'on avait un match avec Mbour qui est assez symbolique et loolu tamit ñi nañuy fàttale ko ne bu dëgg jotee nañu bàyyi caaxaan yëpp ne si dëgg ba ñu pare si loolu maintenant ñu indiwaat nee naa bu ñu ñun ñëpp nañu waxandoo benn kàddu bi biir Ouakam ba nga xamee ne bu ñu génnee waxandoo benn kàddu dafay am solo trop donc loolu moo ñu indi Mbour ñu def ko rek continuer dans la continuité lépp lu Ouakam di def l'US Ouakam c'est un composante collective c'est une partie intégrante de la collectivité lébu donc lii itam bi ñu ko Mbour defee ñu rafetlu ko trop biñ laa teg benn pas wax yégal nañ kilifa yi. kilifa diine yi muy imam Babou yëgalaat kilifa jaraaf yi Youssou Ndoye ñëpp yëgal nañ leen dañuy def suñu waru gor rek ku nekk nag na nga remplir ce rôle au moment opportun loolu moo am solo bu lëf jotee na ku nekk def li nga war a def bu ñu paree waaw bon bu évaluation jotee ñu évaluer mais donc loolu lañ def nga xam ne aussi ràññee si Chérif Tourate parce que biñ fi jëkkee ñëw it Chérif Tourate moo taaral jotaay bi. dañ doon xaar imaamu ratim bi ñëw gis Chérif Tourate ne dootu waxati donc kooku tamit bu fekkee ne lu ne daf ko dox bu ñuy demaat Mbour it sañ ko jiital moo tax j'ai tout fait pour mën ko indiwaale si lii di xew nii waaw ndëkk ñaan que ne li ñu Mbour oo nii ñu xamal leen ne duñu gën gore incha allah rabi bu ñu ñëwee Ouakam xam ne ñoo leen gën a mën gan fuuf incha allah rabi. waxaataan moom tax ma ne ma sëriñ man de su ma sañoon da ngeen di ñëw seen match bi lundi ñu naan yéen ma ne ko waaw mais j'espère que nag wóoruguma mais lu ñu si mënti am dina si waxtaan ak yéen boobu laa si waxtaan ak moom bu ñu ñëwee yàlla def na dox nañ si ay tànku jàmm waxtaan si di rafetlu aussi tamit ay ndaw leen tamit comme ñu nekkee ay ndaw aussi tamit dëkk si dëkk bi dëkk Ouakam di défendre suñu couleur ñoo tamit noonu lañ nekkee Mbour défendre club Stade de Mbour bi di rafetlu mu laaj saxawaayam bu baax a baax encadrement ak comité supporter Stade de Mbour bi quoi di ñaan yàlla aussi tamit jàmm ji séex yàlla na ko yàlla gën a teg loxo tamit. ko avant tout di leen remercier encore une fois donc parce que tey lii moom vraiment mbégte la ñun ñëpp moo ñu retrouvé waat muy Mbour waa at képp ku dëkk Ouakam ñëw nga xam ne lii jotoon am na donc en ce moment li ñu war a def rek mooy focus ci mooy jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj bi ñu woowee sama président woon ma que ne dañu ñëw Mbour bi ma ko waxee Mbour waaye ñëpp ci kontaan parce que loo xam ne amoon na ba mu métti tey ñun ñuy nekk ma ay ndaw je pense que ñoo war a diriger suba suñu équipe bi donc ay supporters lañ mais suba ñoo war a gérer équipe bi donc ñun ñoo war a liggéey ba nga xam ne mooy jàmm day am suba ba suñuy doom suñuy sët xam ne Ouakam kat ak Stade de Mbour li fi amoon ñun ñii ñoo defar lépp ba mu nekkaat jàmm je pense que daal fierté la ñu am contentement bu baax a baax si jàmm bi ni mu jógee suñu loxo parce que je pense que ñun ñii supporters yi ñoo indi jàmm bi donc bu ñu indoon lu ñaaw rek peut-être mooy tey match bi moo demee nii di nga gis ñu fi ñëw saaga xuloo xeex mais je pense que lii rek dafay wane mooy fair play day wane mooy jàmm ci Sénégal ak ñun ñi nga xam ne dañuy nekk ci football bi
ñu ngi ñun daal vraiment li ñuy ñaan rek mooy jàmm bi am tey ji mu gën a sax incha allah. tey mën nga ñu wax ci jumelage yu Mbour ak Wakam war na mën a ne ci yoon. c'est ça loolu moom incha allah xam naa dinañ ci waxtaan ak président ñu jéem a xool naka lañ koy gérer mais lii moom comme xës nañ ko jàpp xës nañ ñu ànd mooy ensemble dinañ ko gën a yokk bu baax a baax dinañ seet si ngeen seet si ñu nekk benn affaire nga xam ne incha allah jàmm rek la ñuy ko ne incha allah. bon sant yàlla rek avant tout ndax wax dëgg ne yàlla ñun biñ fi jógee barki démb di ñëw fii nii pour dox si tànk jàmm xamoon nañ ni lañ fiy fekk amaana sax am na ñoo xam ne gëmuñu woon ne lii dina am moo tax bu yàlla dogalee nii dañ siy sant yàlla bu baax a baax di leen jaajëfal yéen tamit si ñëw man je pense que l'essentiel a été dit barki démb le fait que ñu toog autour d'une table waxtaanee lépp ba ñoom wax nañ li nekk ci ñoom ñu nit wax nañ li nekk ci ñun ba tey yàlla def na ndox mu sedd génne te incha allah bu match bi di waaj a commencé di ngeen gis jéego yi nga xam ne moom lañ ci defoon kon ñu ngi jéegalu bu baax a baax. waaw bon Stade de Mbour je pense que tey jii si sama jaar-jaar ñëpp xam nañu ak fi ma jaar ak Stade de Mbour am naa fi ay attache ba tey et puis am na ay joueurs yoo xamante ni tey jii Tëngéej la ñuy jugee ñu abal leen Stade de Mbour et puis muy match boo xamante ni aussi bon ñëpp xam nañu benn côté lu muy fàttali parce que ñaari équipe bi ñuy mujjee daje bon daje nañ sax ci diggante bi mais am na fi daje boo xamante ni moo gën a marqué nit yi de par li ci xewoon. yooyu yëpp ci suñu histoire la bokk ñun mënuñu ko fàtte moo tax tey jii il fallait que ñu teew pour seetaan si match bi. waaw non xam nga comme ñaari équipe yi gisuma leen xam nga mënoo si wax lu sori parce que pour nga mun a wax aussi si match il faut nga xam ñaari équipe yi lu ñu indi mais comme gisaguma leen donc mënuma si avancer et j'espère rek que dinañu assister si match bu neex. Papa Touré lii yaakaar naa ne boo ko gisee mbégte ngay am fierté ngay am contentement ngay am xam naa ne du yomb te dañuy déglu animation tuuti rek par rapport ak li nga xam ne ni moo fi xew. waaw.
Doudou gis nga ba tey ñu ngi si match bi actuellement ñu ngi en première mi-temps mi ngi soog a jeex match nul un but partout ñu taxaw wax ki nga xam ne mooy Adrien Mané ak Mondoy tey boo nee Adrien ne Mondoy yaakaar naa ne équipe médicale bi mat na sëg docteur nuyu na. maa ngi leen di fay. nan nga préparé ce jour. waaw depuis semaine bi yëpp bon man maa ngi doon dem terrain entraînement bu nekk gaz ñu leen di préparé bon sur le plan psychologique ak sur le plan médical. Mais on a vu qu'il y a du répondant sur le terrain, quoi, d'après la première mi-temps, quoi. Voilà. Ouais, c'est une équipe joueuse, hein. On a une équipe joueuse, ils sont jeunes. C'est même temps de visite médicale, on a vu que c'est une équipe jeune, quoi. Ça tourne, l'âge tourne autour de 17 ans, 18 ans. Donc il y a de l'espoir, quoi. On est en train de préparer une équipe dans l'avenir. Quoi. Non, comme l'INA tout début difficile, franchement parler, comme il y a l'équipe d'Al, il y a vraiment un bon répondant. Parce que Boy, nous menons à 4 minutes, première mi-temps, nous avons le tout pour égaliser, nous avons l'équipe qui est répondant. C'est une équipe jeune, effectivement, comme nous avons dit, mais on a espoir que la deuxième mi-temps, dina am beneen affaire parce que franchement parler équipe bi c'est une équipe prenable quoi war nañu ko mën a jël. gars bi ñu tajee sa bopp ñaari jour ngeen. wër na Serigne Babacar ñaari fan naa nelaw dañ ma jëlee stade ba yóbbu ma ñaari tali sama kër bàjjen ñaari fan man nelaw ko billaay wala mais nag sant yàlla ndax lii rek fierté la quoi ñun ñëpp c'est la famille saytaane moo ñëw rek du Wakaam du stade de Mbour saytaane moo ñëwoon saytaane bu ñëw rek ñëw na mais nag sant yàlla bu baax a baax yéen ñun ñaar ñëpp yàlla nañu ànd yéegandoo si bak Seydouna Mohamed bak Serigne Babacar si. maa ngi leen di fay di leen gërëm di leen ñaanal man nag je suis le premier vice-président de la collectivité Mandeng parce que lii moom bu action bu rafet la parce que sport moom dafa di loo xam ne day boole ay nit te lii yëpp waa ci xeetu defar la dañuy defar nañu gën a góorgóorlu gën a jàppante nekk benn buñ ko defee rek jëm kanam waaw nañu dañ leen di ñaanal yàlla daal xale yi yàlla may leen fan wu gudd wér gu yaram waaw. man dama cee sawar parce que vous êtes bien tombé man je suis un grand sportif je suis un grand footballeur à Mbour Abdoulaye Daffé man maay papi Cheikh Daffé bu woon Jaraaf maay papaam maa newoon président Tourékounda pendant 12 ans président Tourékounda alors union bu mel nii buñ koy def ñun lañ ko defal ñun ñi nga xam ne rassemblement rek lañ mus a bëgg lu boole nit ñi nekk benn loolu rek mooy suñu loolu rek lañu bëgg kontaan nañu tey vraiment ñëw bi ñu ñëw fii man bu ma la waxee ba ma gëjee ñëw ci football léegi mu mat 5 ans mais bañ ma waxee lii rek dama cee sawar ma daal di ñëw léegi ñu ngi leen di encouragé ngeen gën a góorgóorlu ci liggéey bi merci. jërëjëf maa ngi nuyu njabootu Adama ak Awa di rafetlu bésu tey ndax bésu tey la bés boo xamee ne bés bu am solo la ndaxte ñun ñuy toog suñuy waajur ñu nga jóge woon Cap-Vert man ki ma jur mu nga jëkkoon Wakaam ak baayam wante lii am daf du lu rafet ndaxte ñi fi daje yëpp wenn xeet lañ Adama ak Awa la ngoon na bu fekkee lu mel ni am na am safaan bu jaaroon yàlla rafetal loolu ba ñu fóot ko ba mu set dañuy doolee sant yàlla ndaxte nag ñun ñëpp ay benn famille lañu te fii ci Mbour dafa yàgg dalal gan ngoon nag
bu fekkee ne lii amoon na ba ñu toogaat fii ba war kaa rétablir tey ngoon nag dañuy doole am kontante di mbokk toog ak sunu mbokk yi ak suñu sirif bi di doole sant yàlla di rafetal lépp nag te ñu football ko ci jàmm mu tas ci jàmm ku nekk ñibbi ci jàmm jërë ngeen jëf. waaw gannaaw bañ sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sangu sanga yi di ànd ak mbégte ak kontante di indi kaddu ñii nga xamee ne ñoom ñoo ŋànk Wakaam muy coutume Wakaam muy notable Wakaam muy haut conseil bi nga xamee ne ñooy yëkkati di doxal Wakaam te ñu ànd si ak jaraaf Youssou Ndoye ànd seeg jaraaf Omar Gueye Samb ànd seeg conseil des notables mbir mi dafa rëy ci ñoom rëy bi mu rëy ci ñoom en tant que jeune nga xamee ne keroog ba ñuy dox tamit médiation yi mën nañ yebaloon ñu ne ma loo jàpp bàyyi ko nga dem nga mottali yéene boobu ñu ñëw dégganteeg tamit kii nga xamee ne mooy le grand jaraaf Badou Ndoye nga xamee ne moom fekke na démb fekk tey te yàlla na yàgg fekke waaw xam na ne diggante Wakaam ak Mbour benn famille la ñii suñuy maam ñoo ñëwoon fii seeni maam ñëw Wakaam léegi dégg nga li mu la wax lii am dëkk dañ ciy sant yàlla parce que njaboot gu daje la defe naa ne Makkatal Mukarram moom dafa wax ne Makkatal Mukarram sax jéey dina fa am sax ku nekk ñibbi sam réew waaye ñun lii ñu dal dañu retrouver waat en famille muy bànneex dama ko tooñ sànq nekk dama bëggoon sax su ma doon wax xale yi dama leen di wax ñu bàyyi Mbour gañe ñu waaw pour wan leen ne ñoom ñooy ñun ñuy ñoom xam leen ne képp kuy notable Wakaam téye Wakaam di liggéey ci Wakaam mbir mi rëy na ci ñoom te jaraaf yi dañu toog waxtaan ci ànd bureau weeso bi nga xam ne ñoom Fred Backe ñoo ko yor nga xam ne lépp lu nga xam ne ñu ngi koy dox ci Wakaam danañ ñëw jege ñu waxtaan ak ñoom ñu ànd ak ñoom si lépp lu ñu yëkkati moo tax bés bi rëy si ñun ñuy ñaan nag yàlla mi yor sutura yàlla na yàlla sutura ñaari dëkk yi yàlla na yàlla aar ñaari dëkk yi yàlla na yàlla yiir ñaari dëkk yi waaw benn bopp la bu nga xam ne kenn mënu ko xar diggante Mbour ak Wakaam te loolu defe naa ne lii wane na ko parce que feneen fu mu amoon fu dul ay mbokk ba léegi kon dina am jiital ku fa am mais lii daal sant yàlla rek xam leen ne kaddu Wakaam kaddu kilifa yi Wakaam notable yi Wakaam haut conseil bi ñëpp ànd nañ sant waa Mbour ñi nga xam ne suñuy doomi ndey lañ suñu lépp lañ xam na ne ñooy ñoom ñooy ñun boo gisee sax defuñu ay invitation toujours dañuy wax ne ñun bëgguñu sax di dellu gannaaw moo tax ñuy jéem a fàttalu mais fàttewuñu waaw mais defe naa ne lii wane na firnde bi ku gis ñaari famille yi daje fii xam na ne kat jàmm am na dellu se na te defe naa ne lii Sénégal ci boppam war na ci bénéficier dara li mu ciy bénéficier moom mooy ñoo xam ne benn askan moo fi ne benn xeet moo fi ne ci benn république lañ ne ñun ñëpp ñuy àndandoo di yëkkatindoo di tegandoo ci jàmm ak salaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lii ñu commencé yàlla nañ ko commencé si bisimilahi rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin ba ñu dem ba ñaari équipe yi di footballaat coupe du Sénégal ñoo xam ne lii romboon romb na ñu ngi leen di sant yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéenay TV Wakaam nga xam ne fu ñu dem ak lépp lu baax yéen a ngi koy couvrir di ko wax di ànd ak notable di ànd ak OSO di ànd ak pêcheurs yi kon amuñu seen fay yàlla na yàlla fay leen ñu may sant tamit kii nga xam ne mooy grand jaraaf ñu ngi doon déggante moom ak i mbokkam préparation yooyu incha allahu rabbi danañ def tout ba lépp lu nga xam ne yëkkati nañ ko danañ ko ànd ak moom bu neexee yàlla jërëjëf ñu ngi leen sant wa salaam. D'abord maa ngi leen di fay di leen delloowaat nuyoo d'abord je me présente Pape Dambaw ñëw représenté collectivité Mandeng bokk ci délégation bi nekk seen porte parole délégation bi nag sunu président El Hadj Boubacar Diamba mooy yeble fi ak secrétaire général Mamadou Aïdara Diop mais vice président bi moo ko représenté ak membre bureau yi ak sage yi bon man nag en tant que porte parole d'abord damay dolli ci santaat sunu borom ndax ku nekk xam na ne Wakaam ak Mbour yàlla dogal na lu metti loo xam ne seen diggante la woon waaye jaam day nangu dogalu boromam ginnaaw bi ñun ñaar dëkk yi buñ ko nangoo muy Wakaam ak Mbour delloowaat lépp ci loxo yàlla
ba yàlla dajalewaat tey jii ñu war a dajawaat ci stade bi war a bokkaat ndey bokkaat baay ànd liggéey pour développement sport mais pour développement xam nga ñaari dëkk yi loolu dafa nekk lu rafet. bon li bés bi nag dafa am ñu ko tuddee muy ñi ma àndal yore seen kaddu muy collectivité Mandenk bu Mbour kenn ku ci nekk xam na ne collectivité Mandenk dafa am rôle bu am solo bu muy joué ci Mbour mais aussi ak collectivité Lebu ñaari collectivité yooyu lañ ko tuddee moo tax ñu def délégation. waa familial loolu buñ ko indee dafa xam nga booy xool Mbour soose yi ñoo fi jiitu ci li mag ñi wax ak Lebu yi léegi nag noonu ñu àndee woon bokk ndey bokk bay te lii dal Wakaam li dal Mbour Wakaam la dal. léegi moo tax magul Lebu yi bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak soose yi ñu ne ñun ñoo mën a jàllale message bi nga xamee ne tey suñuy doom ak rakk yi dinañ ci mën a déglu pour wane ne bu démb dañ daan ànd bokk ndey bokk bay loolu moo waral tey jotaay bi loolu rek la. li ma leen di lancer mooy góorgóorlu rek un championnat moom ça se gagne à l'avance ay il faut se bagarrer dès le départ jusqu'à la fin un championnat de deuxième division c'est dur il faut bien s'entraîner la discipline et le résultat est là voilà. Merci. bon yëg-yëgu fierté parce que quand même dem nañ ba yàlla def ñaari équipe yi nekk ci rasow vraiment contenté rek tey dañ bég vraiment ñaari équipe yi ñu ànd supporters yi ànd ñu ngi seetaan match bu neex aussi loolu lañ doon ñaan yàlla quoi vraiment buñ demee ba yàlla def ñun ñaar ñëpp ñu retrouvé wu ñaari équipe yi vraiment c'est une très bonne chose. ñoom surtout waa Stade de Mbour yi bi mu waxtaan ak ñoom nag waxtaan moom tey moo jur lii. et foofu la ñu ciy profité di gërëm vraiment Stade de Mbour ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci population yi parce que ñoom aussi li métti bi yëpp ci ñoom la daloon ñu nangu ko aussi nangu ko fàtte ñun tamit ligue professionnelle ak Wakaam ak yeneen club yi ci des yëpp ñu nangu tirer leçon yi nga xam ne loolu moom la juróon ba tey mu indi li mu indi te li mu indi du fii rek de commencé nañ ko depuis keroog ci match Pikine bi ak Guédiawaye boo gisee keroog nit ñi bëri daje nañ fa waaye aussi demoon na si jàmm donc dañ ciy profité rek pour wax nit ñi ne sport bokk ndey la ak bokk bàyyi ci biir terrain bi la bu ñu paree nañu àndaat pour nekk benn donc vraiment loolu dañ ciy gërëm ñi nga xam ne ñu organisé lii Wakaam joué na joué am Stade de Mbour def na li ko war yëpp et gàcce ngaalaama président Stade de Mbour di sama frère di sama doomu Baye Wade ci liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo def nañ ko ñuy gërëm aussi autorité coutumière yi fi teew yëpp yu Wakaam yi ak Stade de Mbour yëpp tey ñu ñëw wane ne daal jeunesse Sénégal benn la Lebu yi ñoo daje nappkat yi ñoo daje waa Mbour ak waa Wakaam Cap-Vert ak Thiès ak Mbour ñoo daje tey fii pour ñu mën def lépp si jàmm mu jeex si jàmm ñu ngi gërëm ñu mu réussir yomb na continuer ko moo jafe donc ñu ñaan club yëpp ñu def effort dugg seen biir waxtaan ak supporters yi waxtaan ak lépp ñëpp pour que ñu mën ñëw dellu ci stade yi ñu mën seetaan football ensuite biir terrain bi aussi entraîneurs yi ak équipe yi liggéey ba nga xam ne football bi ñuy def na nekk football bu rafet bu mucc ayib ba nga xam ne nit ñi bu ñu ñëwee ci terrain yi dinañ nangu toog léeg li aussi mooy environnement aussi terrain yi stade yi aussi ñu defaat ko mu gën a baax mais nag am na lu fi nekk nañu liggéey ci loolu bu en attendant ñu continuer defar environnement yi parce que nag yéen comme ni ngeen nekkee nii liggéey ni xam nga conditions yi baaxul loolu nag nguur gi ak ñi ci topp ñoom ñu ngi war dimbali pour que ñëpp nekk ci ay conditions yoo xam ne conditions favorables ba nga xam ne ñun bu ñu jógee suñu kër ñëw ci stade dafa mel ne suñu kër la ñu nekk mën ànd ak suñu njaboot ànd ak ñëpp seetaan match ñibbi loolu la ñuy liggéey nag ndaxte football bi dafa war a mën a joxe ay xëy te président am na benn programme moo xam ne mooy programme xëyu ndaw yi programme boobu nag ñun kenn ëppale ñu si dañ ci war a bay suñu waar ñoom it ñu gëstu ñu xam ne ñu ku ko benn suñu waar aussi lii war suñu aussi ñu delloo ñu ko loolu rek loolu mooy wax ji donc tey nguur gi maire yi sponsors yi war nañu jàppale pour que football bii mu mën a jëm kanam football kat bu nekk bu amee salaire njabootam la koy jariñ ensuite am na dina am fukki nit yoo xam ne ñoo koy wër di ko toppatoo di ko defar ñooñu tamit daf leen di liggéeyloo bu ñu amul liggéey salarié sax am nañu activité ba nga xam ne moom la ñuy wax activité rémunératrice loolu nag boo ko multiplier war na mat lu mat 15 000 personnes yu tourné autour du football yoo xam ne dañ ciy jariñu loolu jar na nag muy président ak structure yi nga xam ne moom la fi teg ñu jàppal ñu si muy peut-être ADP moo commencé na FNPJ FONSIS yooyu yëpp dugal ci seen loxo ak gouvernement yi ministres yi ak conseil départementaux yi ak maire yi bu ñu ci dugalee seen loxo tamit ñun tamit ñun ñi nga xam ñooy président club yi tamit ñu waxirlu ci def lu ñu mën ba nga xam ne aussi lu ñu teg suñu loxo ñu jaay ko ci yoon.